jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte nañu koy defee seen émission autour du micro tey jii fas yéene waxtaane mbir mu tiis boo xam ne dafa am fii ci réewum Sénégal ci période couvre-feu bi njaboot goo xam ne dañ leen fekk seen biir kër bundu xatal leen ba mu jéggi dayo mu choqué woon opinion bi yépp ba ñu gisee vidéo bi mooy njabootu waa ñing yu nekk Caaroy ñetti mbaar police dugg fa def fa jëf joo xam ne vidéo yi génn nag ñëpp gis ko sant yàlla tey ba leen jàppee woon yóbbu leen tribunal ba pare bàyyi leen ñu ñibbi seen njaboot waaye rek ñuy massawu tamit ki nga xam ne mooy seen waajur wu góor noonu imaam ndax jar nañ ko fa gaañ ba jamono yi mi ngi jaabante ci yoonu hôpital moo tax ñu fas yéene ko waxtaanee ci autour du micro ma dalal fi Mohamed Gningue Mohamed ma jox la kàddu gi nga nuyoog mbokku sénégalais yi. waaw Pape Alé ñu ngi lay nuyu di nuyu askanu Sénégal yëpp di profité ci weeru koor gii nii di ci baalu àq képp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla aussi tamit feet gi ñu jëm yàlla defal ñu ko ci jàmm mbas mi nga xam ne moo waral lii yëpp aussi tamit ñu ñaan yàlla jëlee ko fi ba kenn ku ci nekk mën a demaat ci seen activité. waaw laaj bu njëkk bi moo di. génn ngeen fi mu nekk nii fi ñu leen dugaloon muy wàllum kaso nan ngeen dundee période boobu ngeen ko dundee foofu. waaw muy lu tiis parce que mbir boo ko mus a programmé. musoo ko bett. ba laps de temps mun naa ne en l' espace de 30 minutes sa vie basculé wu. donc mooy li ma wax chaque jour mbir souvent nit ki dina compatir mais tant que dundoo ko ba passé épreuve boobu noonu mënoo mesurer gravité mbir mi. nekkoon na lu tiis parce que boo nekkee ci njaboot ñu jël sa ñaari njaboot jël leen patamee yóbbu tëj leen kaso ci loo xam ne dalay leer que ni àdduna yépp tamit leer leen ni que ni ñii dañ leen a tooñ day doon lu tiis mais nag alhamdulilah dañuy doon sant yàlla parce que aussi tamit yàlla may nañ ñu tàggat ñu ci ngëm tàggat ñu ci pas-pas mais aussi tàggat ñu ci dëgër ba amul dara loo xam ne ci àdduna war nañu mën a pénétrer wala dugg ñu mu xaw ñu ébranler wala ñu xaw ñu piétiner. donc am nañu dëgër laay boobu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax mais metti woon na trop. loolu lu leen ko mooy dama gis ne yéen da ngeen nekk njaboot joo xam ne da ngeen wéeru ci kaw diine lool. waaw loolu dañ ciy sant yàlla bu baax dañ ciy sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin di ñaanal yàlla suñu góor gi yàlla yokk ay fanam bu baax a baax parce que tàggat nañ ñu ñun dañuy sant ba li ñu naan des fois di nga tiitaroo say wéjur mais alhamdulilah mën nañoo tiitaroo suñu wéjur. beneen bi aussi tamit yàlla dogal na ni musuñoo dem ci milieu fenn foo xam ni dinañ na accam wala ñu jëf wala ñu wax lu ñuy jéppee loolu yàlla sant nañ ci bu baax a baax ndax suñu waajur tàggat nañ ci diine képp koo gis ci njaboot gi góor comme jigéen dina fexe ba nga wattu alxuraan leneen looy soog a dem def ji ko fexe ba téere yi nga xam ne mooy téere mag ñi dina fexe ba wattu loolu ko te du la yàqal dara aussi tamit sa activité ci mbirum àdduna parce que aussi tamit loolu moo yor àdduna donc loolu moom moo tax bi yëf yi amee tamit mbir mi boo góor gi boo xoolee benn version lay tenir boo ko waxee mu ni jullit amul natt bu tiis bu ko jaaxal bu war a mel ni wala ëpp mel ni Karbala. parce que Karbala weeru koor la deret yonent bi lañ doon tuur. te ña koy tuur ay jullit lañ la ñu proclamé wu dañoo wax ne ñun kat ay jullit lañ ba pare di tuur deret yonent bi mu ci weeru koor. kon jullit en tant que jullit muy ay violence bu extrême bu jéggi dayoo kon ñun bu ñu demee ba tey yii nii ñuy jullit ñu nàmpatal ñu ci yoon yar ñu ci siraatal mustaqim góor comme jigéen aussi tamit góor gi fexe ba droiture bu muy yoonu siraatal mustaqim nga taxaw ci bu mbir amee tamit da nga ciy jiital loolu d'abord jiital ci ngëm-ngëm googu ak pas-pas boobu nga xam ne nàmpatalee nañ ko ba nga màgg donc nga soog moo lay may courage moo lay may force moo lay may abnégation finalement nit ñi ci biti di compatir muy population bi indigné wu ñooñu ngay gën a xalaat que sa bopp. loolu li ñu ko may mooy wax dëgg yàlla tàggat gu ñu yàlla tàggat ci kii bi ci suñu borom may à travers suñu waajur parce que boo xoolee ci mbas mi gis nga ay vidéo mooy yooyu noonu ngay gis ci gis koo xam ne daanaka bi mbas mi xewee dajale nga sa njaboot wàccee lu mat ñetti kaamil ñetti fan yu nekk nga taseel leen wàccee kaamil rien que pour ñaan yàlla mbas mi jóge fi. mooy vidéo yi ngay gis def nañ loolu nga gis góor comme jigéen kenn ku ci nekk muuru toog fi nga toog jël sa jukki ñaan uniquement mu pare xatmu rien que pour ñaan yàlla mbas mi jóge fi kon ba ngay ñaan daa nañ ko def vidéo yaa ngi fi dinaa la ko wan après
am na boo xam ne sax sama soxna mi ngi koy tooñ parce que ci biir xatmul xuraan bi mi ngi kii bay tudd coronavirus mu koy mbalak naan coronavirus du araam nag ba nga koy dugal ma papa ci xatmu bi. kon ku def loolu tey jii nii loolu nga doon ñaan suñu borom def ci ndog-ndog ba aussi tey mu am benn mbir sew-sew bu am ñëwaat dal sa njaboot dañ ci sant yàlla da ngay jàpp ne lii mission la te mission bi nga doon def aussi tamit suñu borom am na lu mu la ciy épreuve yu mu la ciy dundaloo foog nga jéem a surmonter épreuve yooyu noonu ba mën a am bu xool le bout du tunnel. Mohamed damaa bëgg nga nettali tey sénégalais yi lan moo xew bés boobu parce que wax ji bari na tuumal nañ leen fi ne da ngeen amoon xale bu doon football respecté wul couvre-feu bi lu ne wax nañ ci ñu ne da ngeen a bëggoon dajale ay nit julli ñu ko doon aaye dama bëgg ngeen nettali tey sénégalais yi ne leen lii moom moo xew te li ma wax nii kenn mënu koo dindi lu toll tafatul ay ni waaw Pape loolu moom dinañ ci sawar parce que aussi tamit yàlla dogal na ni mbir mi bi muy xew ñun lépp fa la ñu fekk te ñu bëri tamit dañ ciy mat seede parce que amaana période couvre-feu bu ñu ko waxee kon ça veut dire ni ku ci nekk yaa ngi sa biir kër kon xëy na mbir mi ñun ak waa police ñoo ci mën a mat seede parce que ñeneen ñi muy voisin yëpp ñu ngi seen biir kër version yu bëri jóge nañ fi parce que bi ñu ñëwee caq sa ëllëg sa li ñu njëkk a dégg mooy imaam bi doon jiilu ci jàkka ji mook njabootam ñu fekk leen fa version boobu lañ njëkk a génnee ñu xam ni loolu jàllul ñu jekki-jekki waxaat ni xale yi dañ doon football ci mbedd mi ñoom finalement version boobu la ñu wax ni dañ leen a woo téléphone ñi leen ci biir quartier bi am na ñu fiy football ñu daal di déplacé wu taal seen oto ñëw def intervention bi ñu ñëwee dàq leen ci la Abdoul Khadir moom duggee ci biir kër gi donc version boobu noonu lañ joxe bi ñu ñëwee dugg ci biir kër gi ni salaamaaleykum rek ci lañ jël bang sànni leen ko gaañ ci ñaari policier nee na bi ñu duggee rek pour jéem a laajte boroom kër gi automatiquement rek ci la kenn jëlee bang sànni ko donc nit ñi laay bàyyi ñu interpréter loolu wala ñu joxe ci seen salaamaaleykum waaw loolu la ñu wax donc dàq nañ Abdou Khadir dugg na ci biir kër nee na bi ñu duggee ci biir kër puisque ñoom parce que commissaire bi def na benn vidéo ni ñoom souvent li ñuy def mooy du ñu dugg ci kër même ku ñu dàq ba ñu dugg ci biir kër sax dañuy bàyyi ba lendemain dinañ jébbal convocation boroom kër gi pour bu ñëwee ñu waxtaan ak moom mu gën a wax. mais ñu vidéo yi wane na leen ci biir kër gi. vidéo yi wane leen ci biir kër gi kon loolu mooy version bi nga xam ne moom lañ joxe donc dugg na ci biir kër gi bi ñu ñëwee pour jéem a gis borom kër gi automatiquement rek dañoo teg tànk rek ñu sànni leen bang bi ñu leen sànnee bang kenn ki ci la piétiné mel lu xam. donc morom bi ñëw aussi tamit ñu sànni dóor ko moom tamit bi ñu ko dóoree ci lañ ñi ci des groupe bi ñëw pour joxe leen intervenir donc version boobu noonu la ñuy jox te alhamdulilah parce que dañuy sant yàlla parce que mbir mi suñu borom moo ciy wanewaat boppam tuuti. parce que lu muy gën di dem de rebondissement en rebondissement suñu borom di leeral benn par benn parce que Abdou Khadir xëy na amaana mooy li may sante yàlla mooy bu vidéo amul woon dara amul woon day nekk. suñu kàddu contre seen kàddu mais tey jii nii Abdoul Khadir moomu ñu ni moo doon football ba ñu dàq mu dugg ci biir kër gi même keroog bi mu taxawee tribunal avant ñu koy defeere wax na leen ko parce que nee na leen man chef d'entreprise la bi yëf yi am 20h17 ba bi yëf yi am presque à 5 minutes avant yëf yi maa ngi woon sama chambre nekk en vidéo conférence avec samay partenaires. dinaa indi sama 2 informaticiens ngeen indi seen informaticien ñu délimiter périmètre bi ma nekkoon pour xool ba xam entre 20h ba 20h ba yëf yi fi muy am ba xam am na fenn foo xam ni génn naa ko ci biir kër gi. parce que moment boobu noonu mi ngi woon en vidéoconférence ak ay partenaires am yoo xam dañuy liggéey ci benn projet parce que c'est un jeune quand même gone la mais c'est un entrepreneur boo xam ni à son actif am na 3 entreprises yoo xam ne mi ngi ci parce que li ma wax c'est vérifiable bu dee ku dem APIX. parce que fa la je pense que ne entreprise yi nga xam ne fa la nekk ku dem di nga fa gis turam gis fa turu entreprise am donc un jeune aussi responsable un entrepreneur yoo xam ne yaa ngi à ton actif ay employés ay boy yoo jël à tes charges kooku je pense que ni bëccëg dans le quartier bu ñu doon def enquête dans tout le quartier ba xam moom mus nañ ko gis bëccëg muy football amatul jot gi wala dimanche muy football amatul jot gi wax ma laa guddi ba 20h30 ngay génn ci mbedd yi du football bañ lay dàq ngay dugg donc moment boo defee bi mi ngi woon en vidéoconférence avec ses partenaires. C'était facile à vérifier. Parce que moom moo woote réunion bi bind ordre du jour dugal lien bi ba kenn ku ci nekk connecté parce que ñenn ñu ci bëri France la ñu nekk am na ñu nekk Sénégal mais ñu ci des ñu bëri France la ñu nekk
ba ñëpp connecté ba ñu commencé tàmbali seen réunion ba ni ma koy fëggee xamu woon sax boobu mi nga en réunion parce que delloon ba ni ma koy fëggee ni ko jugal ñu waajal naafila donc ça veut dire que ni kon kooku fan la war a mën a génnee dem di football yi ci moment boobu noonu bañ koy dàq ba muy dugg ci biir kër gi. donc loolu mooy li nga xam ne moom moo am ñun dañoo toog yëf yi ni mu demee dëggantaan man maay seen mag ñoom ñëpp mais kër yi comme li ma la wax ginnaaw tàggat nañ ci alxuraan alhamdulilah rabbil alamin bu julli amee rek kenn ku ci ne da ngay ñëw jiite ku ci nekk mat na fa mën na jiite ñu toog ma woo sama jarbaar yi pour ñu lal basan yi pour ñu julli ci laa ko fëggee dugg ci biir néeg bi fëgg maire bi mi ngi naan ma tey de xaw na maa sonn trop maa ngi koy tooñ naan ko yaa doon soññe julli de mais tey soññe woo mun ma tey xaw damaa sonn parce que le même jour sama petite sœur ci laa ko jëlee hôpital parce que dafa accouché ma indi ko mu ni ma 2 jours yi ma nekkoon foofu moo ma jàpp moo tax tey soññewu ma jël ko fëgg ko ñu dem lal ba sañ commencé julli bi ñu lalee bay waaj a kàbbar ci laa jekk-jekk ba mu yàgg benn waaye dugg ak vive allure bi mu duggee ci man la yem net bi mu taxawee xam na lu mel ni hésité parce que xëy na boo duggee ci kër automatiquement parce que couloir ngay longer ba ci kii rek daal di jàdd dem ci cour bi xam ne bi mu yemee ci cour bi ak nit ñi fi nekk ak disposition sàppe bi ñu nekkee noonu mu xaw ko freiné la mu taxaw brusquement def benn hésitation man sama premier réflexe mooy kii dañ ko doon dàqi sàcc la wala kii xëy na lan la lu daw pour daw làqu ci kër wala dara ma taxaw di ko xool mu may xool donc échange de kii xool yooyu noonu pendant 2-3 secondes ci la jekk-jekk ba mu yàgg rek Abdou Khare mi ngi woon à côté ni ko booy ñëwal Abdou Khare ni ko lan la mu ni ko non ñëwal da nga may topp yaa yow lañ doon dàq yaa daw dugg ci biir kër gi ma ni ko mais. maanaam ko dawoon dugg ñoom ko policier la. waaw dafa civilu dafa civilu parce que man mais civilu moo tax man ma naan ndax kii agresseur la wala kii ku ñu daw dàq la wala dara. dafa daw solul benn tenue dafa jékki-jékki rek di fraax dugg ci biir kër gi. parce que xam nga 20h17 21h. heure boobu noonu presque yaa ngi soog a pare ndogu pare kii ak yooyu noonu ay tëj kër sécurisé yooyu yëpp nekk goo ci. donc dafa jékki-jékki en civil jékki-jékki rek daw dugg ci biir kër gi. donc bi mu dawee dugg ci biir kër gi. ñëw ni ko yow mii jékki-jékki taxaw hésité xool ba mu yàgg daal koy ni ko kaay yaa daw dugg ci biir kër gi Abdou Khare ni ma ni ko du calme je peux savoir ce qui se passe. mais ci la bi ma ko waxee loolu automatiquement ci la ma traversé pour dem ci Abdou Khare mënu ko da ngay dem Abdou Khare ni ko dem yow lan moo xew yow yaay kan qu'est-ce qui se passe mënu ko c'est la police mu ni ko léegi wan ma sa carte mu ni ko du ma la wan carte da ngay ñëw dem ànd ak man ci laa ni ko ma xam ni lii mun na kii man ko sa waay mu mën a man ko du calme li ngeen di def bu dee c'est la police mun ngeen ko def ci calme parce que kër gi ay mag a ngi fi mais surtout y a des malades parce que daf ñu fekk ci benn contexte bu xaw a doy waar y a des malades surtout kon nañu dégloonte du coup rek ñeneen ñi ma àndaloon ci lañ dugg see ñëw pour plaquer Abdou Khare pour jël yóbbu donc bi ñuy plaquer pour jël yóbbu ci la kër gi tamit. te ñoom amuñu benn certitude que Abdou Khare la. te ñi fa ñëw ñëpp y a personne koo xam ne sol na ci tenue kenn koo xam ne sol na fi tenue amul kenn koo xam ne aussi tamit. comment dirais-je wane na carte professionnelle amu ci parce que ba léegi da ngay jàpp ni lii ban jeu la war a nekk du ñu ñëw patamee sax njaboot ni la da ngay jëm ñu dem force xamoo ki ñëw lan la parce que gis nañ ko fi à Kër Massar fait événement am na fa ay nit ñëw nañ présenté comme des civils dugg ci biir kër ni ko ñëwul topp ñu mu topp leen ñu yóbbu ko tabassé ko ba la lendemain fajar ñëw déposé ko seen buntu kër fekk mu décédé nekk c'est des voyous donc ay nit ñun bu dul dara tamit xel dañ koy utiliser dañ koy jiital. bu nit ñëwee ci film américain yi sax FBI bu lay jël dina génne carte bi wala ko FBI avec respect ngeen waxtaan. waaw parce que nit doo ko xeeb kenn ku ci nekk âge muy gone wala muy mag am na tuuti xel boo xam ne boo toogee déglu ko di ngeen waxtaan ci li ngeen di war a waxtaan. donc boo ñëwee ni kooku da ngeen di dem force ngeen di en nombre presque 8 éléments yoo xam ne ils sont identifiables. ba pare ñëw taxaw ni ko da ngay dem force wane woo carte oto gaarewul ci buntu kër gi oto baa ngi ñu gaar ci kaw tëli ba parce que foofu ñuy waxee ne mën na football mbedd bu xat la ñaari oto mënuñu fa sax rombante ñu dem taxaw ci buntu kër gi ci tëli ba donc nga ñëw ni kooku da ngay ñëw ñu dem par la force ci lañ taxaw ni kii mais pour mu dem taxaw leen wane ni yéenee ñan donc ci coup ci lañ koy plaqué noonu def seen geste yoo noonu pour yóbbu ko coow li ci lenee cour yeneen sœurs yi nekkoon ci biir salle bi ak aussi tamit Omar mii yàlla dogal na ni dafay def ay vidéo live depuis koor gi di def tafsir ak ay bayaan di ko dugal ci page Instagram ak YouTube am parce que ci koor yi da daan def ay tafsir daawul ndogoo sax kër ga
ci jàkka ja la daan ndogoo bu ndogoo pare jiite leen naa fi la def fa bayaan waxtaan ba ay 23h mu ñibbisi puisque jàkka yi tëj nañ ko mu koy def kon moom instant boobu noonu yéex na yëg affaire parce que mi ngi takkoon kaskam yi di def enregistrement mook beneen frère bi Abdou Aziz ñoom ngay gis souvent seen vidéo ñu koy partagé ci la jékki-jékki xam naa bruit bu fort ci la tëbee daw dugg si moment bi mu tëbee génn ci biir néegam yam juste ci cour bi ci la gis gars yi yor ay yar di dóor maire bi tamit moment boobu noonu la dem di ñaan naan leen nii ci lañ ko plaqué moom malheureusement fi mu dal baaxul parce que elle vient juste de subir une intervention chirurgicale ci opération la jóge dal xëy na daal ci dal daanu ci kaw lal bi benn lii la en fer bu nekk foofu à côté du coup ci la évanouir donc man bi mu évanouiré man lijjante ndek Omar ci la téye yar yooyu noonu moom bi mu ko téyee rek keneen ki tamit dóor bàcc ko mu téyewaat beneen yar bi ci lañ ko maas seen kii yooyu noonu biñ ko commencé ci la juuxoo ñu daal koy plaqué commencé dóor finalement maa ngi gis ñu koy dóor nële mais j'étais impuissant parce que mënuma ci dara man bakkan laa gënoon a tal donc ñu nekk ci vidéo ci nga gis Abdoul Khari moom ñu ne moom kii ñu nekk fa di raay mi ngoog parce que gis nga vidéo yi ba ci salle ba ci biir néeg ba ci biir photo yi nga gis éléments yi yépp fépp lañ dugg vandaliser maison bi complètement ñëw donc man benn instant je me disais que ni bakkan dafay wàcc parce que maire bi ci circonstance bii nii xam na évanouir complètement man ak Abdou Khari ñu sëgg foofu noonu à son chevet pour réanimer ko au même moment yaa ngi gis ñu ngi brutaliser booy beenee doo mën a jóg pour dem di ko sauver ji élément yaa ngi ko tiim dans les vidéos li gën a yéeme mooy cour nan la ko ay éléments di yore di dóor ay cour di dóor ay góor kii en fer genre barre de fer di dóor yépp mi ngi ci dans les vidéos nit ñi gis ko parce que li may wax sosuma ko donc ñuy nekk foofu noonu man ci laa sëggee ci maire bi ñu koy réanimer di pes di xëpp ndox di pes di xëpp ndox mënut a ximiliku te maa ngi gis booy bi dóor yi mën naa ni mën na ci ñàkk bakkan benn instant dem naa ba ju ni ko jugal nga dem booy bi moom mënatuma jug parce que sama yii nii yëpp mënuma taxaw waaw sama yii nii yëpp yëgatuma ko sama cër yi yëgatuma ko ma ni ko non boo mënul jug di nga raam parce que sinon yow fii di nga fi dee wala maire bee nee dem sacrifie toi nga dem après nañ réglé paa bi coow li amee moom tamit ci la jekki-jekkee rek génn buntam parce que day teel a fatu bi mu génnee buntam rek ñëw di wax ak gis affaire yi coow li pëccëxoo mun leen salaamaaleykum sëñ bi lan moo xew man la imaam may ma nga baal ma nga ñëw wax ak man du coup rek ci la ko am na ci benn waay donc du ma cité kenn daal koy kii jox benn genre coup de kii seen xam nga seen kii yooyu noonu bi mu ko joxee automatiquement ci la paa bi ci mur bi ci la daanu bi mu daanoo ci mur bi maa ngi koy gis des fois c'est des choses yoo xam ni doo ci bëgg sax revenir parce que maa ngi koy gis ni mu daanoo noonu ba kii mais nga gis effort malgré da ngay leer kii abattre na mënatul mais nga gis effort physique bi mu def quelques minutes pour jugaat pour demaat ci mbir mi parce que en réalité ay doomam dañuy brutaliser daanu na fa ba léegi séquelles yaa ngi fi parce que mi ngi dem hôpital tey ci suba gi dem na hôpital encore tànk bi am na ci ay blessures yu ci am donc ci traitement yooyu noonu donc paa bi aussi tamit subir lu muy subir mère bi subir lu muy subir il a fallu que aussi tamit sama sœur ma lay wax ne ci même jour bi laa ko jëlee hôpital parce que day soog a accoucher une jeune maman bi mu génnee moom tamit yuuxu automatiquement parce que boo xoolee vidéo yi am na ñoo xam ne ñu mel lu def écran pour que kenn bañ a ñëw ci chaîne bi fi ñuy dóoree booy Omar ak ñeneen ñi moom bi mu génnee tëb rek ci lañ ko joxee benn coup automatiquement ci la daanu bi mu daanoo il a fallu ko ñu jéem a gaawantu exfiltrer ko parce que benn instant tiré nañ lacrymogène exfiltrer ko avec son bébé pour dugal ko la maison d'en face ci voisins yi foofu noonu pour sauver ko mère bi ñu nekk ci di réanimer booy bi ñu koy dóor fële ne la à gauche paa bi mi ngi fële ne la di dugg heure bu kii ñu daaneel dóor mu fexe ba jugaat dem pour arranger wax en réalité loolu la donc gisoo ci kenn ci nit ñi ci famille bi ñi nga gis yépp c'est mais ñoom fan lañ teg ñaari policiers yu blessé. c'est ça moom laa wax ma ni c'est-à-dire xam nga salaamaaleykum xamaguñ sax l'objet de ta visite dangaa ñëw rek jékki-jékki rek dugg ci biir kër nuyoo rek ñu daal lay xaañ te xamuñu lan moo la tax a jug xamuñu yow lan nga xamuñ ci ban tànk koy doxee xam nga loolu ça tombe du sens donc man nee naa la le lendemain laay soog a yëg ni dañ leen a blessé ci ngoon gi
parce que boobu xëy na média bi jël nañ ko ci jënd ko ñu taxaw ñu ni dafa am ñaari éléments yoo xam ne dañ leen a blessé. ba ut très bien ba ut certificat médical ñaari éléments yoo xam ne dañ leen a blessé man vidéo yaa ngi ko gis ki nga xam ne mooy jeune Omar un mineur presque 8 personnes kan la ci mën a faay xeexal ba kaawute ko ba koy gaañ mënta nekk donc ñoom nee nañ dañu blessé 2 éléments ut ay certificat médical ci saa si dugal ko dans le dossier ni en réalité ñoom dañ leen doon agressé dañoo ñëw dàq booy mu dugg ci biir kër gi ñun laaj imam automatiquement rek femme bi dem agressé leen ba gaañ ci ay nit te or ko victime bi dëggantaan donc. mais donc c'est sur cette base la ñu déféré ñoom Omar ak yooyu mooy certificat médical bi ngeen génne moom moo bu ñu dugal ñoom mais après léegi suite bi nan la demee après dañoo jàpp ñëpp yóbbu kër ga wala commissaire bi dafa yow loolu laa bëgg nga expliquer ñu acca parce que xam nga ci blessure yi ba nee naa la même ci vidéo bi ngay gis benn enfant de 1 an et demi c'est ma fille nga xam ne moom nga gis mu ensanglanté ci yaram bi yëre yi gémmiñ gi ba nii yaa mi ngi ko yóbbu dentiste parce que il faut que ñaari dents yooyu noonu yi doon commencer pousser pour ñu dindi ko parce que signe bi moo xar ci biir xam naa ne coup certainement la jot ñun le lendemain sax chaque instant li muy yuux dugal baaraam bi ci kii lañ vérifier effectivement yaa ngi gis ni signe bee kii dents yi commencé lii mu koy yóbbu di yëngatu mu koy yóbbu kii fekk na fii nii yëpp xar na commencé nàcc donc suite bi loolu amee ci guddi gi jël nañu Omar yóbbu ko moom la mu subir foofu noonu après moom moo ko xam wax nañ ci lu bari bi ñu paree. góor gi non c'est autre chose c'est autre chose. même y a des images non même y a des images c'est-à-dire gisoo vidéo yi du lépp sax génn. non mais ban ko yóbboo police. dañ ko doon torturer. moom nee na bi mu demee police. waaw déjà moom nee na bi mu demee police bi muy jóge ci kër gi ba ni muy demee police moom déjà nee na moom. perte na connaissance. moom nee na perte na connaissance biñ koy génnee ci kër gi noonu ba bi muy dem police xamatul fan la nekk dafa jekk-jekk ba mu yàgg ñu sotti ko ndox xam naa pour mu retrouver ses esprits dañ ko sottee ndox retrouver que ses esprits foofu ci cour bi donc commencé nañ ko fa aussi tamit di brutaliser di ko fa sonal am na benn instant sax beneen élément bu nekk ci biir moo génn ñëw di leen arrêté leen li ngeen di def. beneen bi aussi tamit lu ci gis am na ay témoins waxuma la sax loo xam ne ci ñoom donc mu ci biir loolu ba niñ koy jëlee téye ko foofu noonu góor gi def la déplacement ci guddi gi dem fa pour waxtaan ak la commissaire. lan la ko commissaire wax. commissaire ni ko suñu éléments yi nee na daf ci am ñaar ñu gaañ te ñooñu foog ñu am hôpital pour ñu xam réellement lan la donc kii mënuñu ko bàyyi. donc ci li ñu bisee ci guddi gi. bi mu ñu bisee ci guddi gi ñëw toog bi ñu fanaanee bët set di samedi ci lañ ma convoqué xam nga buñ nee dañoo gaañ ay éléments te xamuñu ñan ñoo gaañ mais logique voudrait que nañ ñëw embarquer toute la famille ñu dem parce que xamaguñ pour les besoins de l'enquête kon ñoom ñëpp la ñu war a jël embarquer parce que dañ laa gaañ blessé la am nga certificat médical xamoo kan la te identifié woo donc ñu convoqué ma dem 9h falaa toog ba 20h mooy presque bi ñuy waajal ndokk ñibbisi la samedi ñu déglu ma wax la version sama version teg ñu xëy le lendemain dimanche ñu convoqué waat ma le dimanche ak Abdoul Khadr miñ ni moo doon football ñu ànd dem ñu déglootuñu ñu toogaat fa presque ba ay 18h 19h de 9h jusqu'à 18h 19h ñu ñibbisi waat le dimanche le lundi encore ñu convoqué waat ñu à nouveau loolu lépp je rappelle que loolu lépp bu ñu ñëwee dañ toog daal toog fa di xaar du ñu xaar presque ba ay 14h 16h ñu woo ñu benn 1h de temps 2h de temps auditionné laaj pare ba ay 19h doo xam ba xam dañu may bëgg a mettre en sabo wala doo xam ñu toog ba ay 20h moins wala 19h ba avant ñuy ndogu ñu daal dem ñibbi au même moment boobu fekk na Omar moom mi ngi fii je rappelle que ni Omar li mu fa nekk yëpp def na fa presque 5 jours commissariat vendredi. ba mardi vendredi samedi dimanche lundi ba mardi lañ koy soog a defee 5 jours yooyu noonu yëpp ñun mënuñ ci moom am ci moom accès. mënuñu ko gis te xam nañ ni am na lu mu subir mais mënuñu ko gis mënuñ ci am moom accès l'essentiel bu ndogu jotee dinañ ko jël parce que wax nañ ko ba soxla mënu day continuer son jeûne
bu ndogu jotee dinañ dem yóbbul ko ndogoom jox ko mais même ci biir koor gi ñi mu nekkaloon ci biir kii boobu noonu fi ñu leen tëj noonu ñoo ko doon parce que même ci fi mu toog sax malgré mi ngi woor mais ndogu googu mënu ko dugal ci biir gémmiñ bu ñëwee bu ndogu jotee mu naan ndox lekk tàntara mu continué waat am na benn instant waa ji moo koy forcé ni ko lii sa papa daf cee def ay ñaan nee na xaw ma sax boobu kuy papaam mais puisque gis naa ko pendant 2 ou 3 jours du lekk te boo ko gisee day mel ni maanaam jëf yi maanaam dara jotu ko taxaw waaw ñu ngoog bu ñëwee mu ndax ko mu mos ci tuuti daal di lekk donc ñu nekk fa vendredi samedi ñu ñuy convoqué dimanche encore ñu convoqué waat ñu lundi ñu convoqué waat ñu encore bi ñu convoqué lundi ci lañu yóbbu présenté ko moom le procureur moom Omar bi ñu ko présenté procureur le lundi mu defar retour bi mu ko defalaatee retour mu fanaan fa mardi ñu boole ko ñu woowaat ni man moom ak Abdoul Khadr jëlaat ci lañ téye Abdoul Khadr foofu moom ak Omar ci présenté leen woon à nouveau procureur ci même instant boobu noonu ci la leen procureur déféré la journée du mardi donc noonu lañ leen déféré yóbbu leen donc benn instant yaa ngi woon à cheval entre di déféré à la convocation ak aussi tamit di def suivi médical ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi mu nekk lu diis lu metti parce que gis nga ñii xam nga ni gaañu nañ sonn nañ chaque instant yaa ngi organisé wu pour yóbbu leen hôpital pour leur suivi médical au même moment aussi tamit xam nga ni sax njaboot ñu ngi fële ne le ñu tëj te mënoo leen gis xamoo ci yan condition lañu nekk donc mu nekkoon moment bu difficile mais comme li may wax ay jullit lañ donc xëy na mbir dinañu kii mais duñu tax a craquer duñu tax a def quoi que ce soit parce que mbir bu amee rek toujours ànd ak dal ànd ak hauteur xam ni bien vrai suñu borom gëmmul nelawul mi ngi gis justice populaire mi ngi fi mais aussi tamit di nga ànd ak dal ak sago pour mën a lijjanti li ngay lijjanti intelligemment donc moo tax moment boobu noonu c'était dur beaucoup le soutien du peuple sénégalais beaucoup dinaa ci revenir beaucoup de soutien du peuple sénégalais donc noonu lañ leen jëlee déféré leen défense droit de l'homme mingoog waa Amnesty waa non ñëpp parce que aussi tamit lu jaadu nit xam na ko lu jaadu nit xam na ko lu yenu maanaa nit xam na ko parce que ñun ñëpp raison la ñuy utiliser quand même pour analyser des faits lu yenu maanaa xam nga ko lu yenu maanaa ku ñu tooñ xam nga ku ñu tooñul xam xëy na nag man moom laa wax keroog commissaire boo yee tëdd fële ne la man ça ne me touche pas méttiwuma parce que Omar mii doomu daara la bu tëddee prison 2 ans 5 ans tamit du ma metti te man leer na man ku ko fekk foofu noonu du ko touché parce que doomu daara boo moom 8 ans 8 ans la génn ci kër ga dem daara nekk fa jóge fa te ku nekk daara xam nga daanaka entre guillemets prison la wala am nga fa sax foo xam des fois boo defaan njombe wala dara fa lañ lay tëj kon kooku tëj la jaaxalu la amoo problème pour ñu tëj la mu jóge fa aussi tamit laxasaay ñu wax mu ni moom pare na pas góor gi ni ko toogal ma jàngal sama wet mun ko damay génn dem Kaolack yàgg fa pendant des années jóge Kaolack ñibbisi dem na fi Jolof demaat fi feneen ba ni muy demee daal sëñ Mbay sa Abdou bu Tiwaawan donc téere mag yu bëri fa la ko jàngee ba ni muy ñibbisiwaatee bi mu ñibbisiwaatee il a fallu ma interpose parce que dafa bëggoon pour takk dégg na am kilifa gu mu dégg Mauritanie pour dem yeggale jëfa góor gi woo ma wax ma ko ma téye ko ni ko góor gi mag la te daaraam ji mi ngi fii nii toogal foofu noonu nga wéttali ko ci ba ci kanam kon kooku maanaam métit wala ay souffrance wala ay tëj jaaxalu ko ma ne ko man ñañ fa tëj en réalité méttiwu ma mais yëfi instant yi ni boo gisee ma am ci lu ma ci metti mooy dama am kilifa ma judd ci kanamam màgg ci kanamam gis auteur bi mu ñu yaree gis njàmbarte gi mu ñu yaree mais benn instant ma gis li mu subir loolu dafa am lu mu def ci man lu luur parce que musuma gis parce que njàmbaar la ñu musa wan dal ak gëm-gëm ak pas-pas ak gëm boppam boo demee nag ba gis benn moment mu am lu mu subir ba nga dem ci biir néegam gisaat ko aussi tamit am na lu mu def ci man ko man loolu man moo ma jaaxal mais du xale yi ñu téye fële ne le parce que bu ñu fa nekkoon 10 ans 5 ans ñoom bu ñu wéetee dinañ xam ne dañ leen a tooñ loolu dina jox courage ñun tamit bu ñu wéetee dinañ xam ne ñii dañ leen a tooñ yàlla bu ko waree dindi dina ko dindi mais ñooñu sama mère jóge ci opération te xam pendant des années yi nii yëpp li ñu ci daj bay commencé waat am benn grain d'espoir mu subiraat lii ba nii muy baagantuwaat hôpital di dem xawma ëllëg lan lay def ay séquelles ci moom ñaari fee yooyu noonu
man mooy li nga xam ne man moo ma ci. moo tax ma dégg ngeen ne doo leen bàyyi affaire bu demee noonu parce que di ngeen ànd ak seen i avocat tamit ngeen xool noonu la ñu lijjantee mbir mi. waaw effectivement parce que déjà Abdou Khadre charge yi ñu ko doon toppee rébellion coups et blessures volontaires sur des agents de la police ak violation couvre-feu ñaari charge yëpp dañ ko dindi dañ ko ci seetal ba mu set. lenn lañ ko wax ni violation couvre-feu. te ba léegi amul fenn fu ñu war a mënee preuve ni violé na couvre-feu amul. moo tax certainement suñu avocat dañu interjecter appel pour lui Omar mii dañ ko war a defar renvoi aux fins de poursuite relaxé wuñ ko de dañ ko ni maanaam dara li ñu lay toppee dara amu ci xam nga loolu mooy jeex na yëf yi jeex na fii amul dara lu fi am kon en réalité kon moom mooy victime moom miñ ni woon ñoom ñooy victime ba topp ko tëj ko 5 jours foofu noonu commissariat mu def plus de 20 jours fële ne prison ba pare subir ay mbir yoo xam ni boobu ba léegi fi mu nekk nii ba mu ñibbisee ci ëllëg sa fajar gi la dem hôpital subir loolu noonu ci biir yaramam ba pare ñu jugé ni kii kat li ñu ko doon toppee dara amu ci setal lañ ko ba mu set tëj nañ yëf yi mais kon kooku victime la loolu mu dund victime la malgré li muy doon ndaw li muy doon gone di ànd ak ngëm-ngëm ak pas-pasam xam ne lii nattu la ku ko wax mu leen nattu la ba ci biir classe bi ñu nekkee fële ne le benn fait bi ma gën a frappé ba benn instant ma xaw a craqué mooy bi papaam ñëwee le lendemain parce que li muy doon gone ñun la doon sóor dafa tourné papaam di traversé commissariat bi xam nga fi ngay nekk du ko gis mu sëpp woo ko mu ko papa mënu ko la béyk mu ni ko mbaa yéen a ngi ci jàmm yow ak maire bi ak waa kër ga man bu ngeen nekkee ci jàmm mu leer ma ni dal ngeen rek man fii ma nekk damay nekk ci jàmm ni ko nag inna laaha maa saabiriin góor gi may dégg ci la ko góor gi gersoo ni ko alhamdulilah taxaw ni tekk ba mu yàgg ni ko alhamdulilah ginnaaw yow yaa comporté woon noonu kon sant naa yàlla bu baax a baax dolli la muñ kon daal koy romb dem kon moom am na dal am na pas-pas am na courage ci yëf yi xam ne lii mbir la bu ko suñu borom teg am na ko mais aussi en réalité victime la moo tax man la suñu avocat ils vont interjeter après pour le cas de Abdou Khadre parce que amul fenn fu ñu prouver que ni kii dafa violer couvre-feu amul fu ñu ko mën a wane beneen bi aussi tamit pour cas wu Omar victime la en réalité donc dinañ discuter avec nos avocats pour xool la suite du dossier dinañ discuter avec eux. lan moo doon sa kàddu gu mujj moo métti. waaw mais li may wax mooy askanu Sénégal. du ma yem ci Sénégal mais àdduna yëpp la ñuy profité pour remercier leen sincèrement du fond du cœur. parce que moom laay wax chaque jour ma ni mbir dinañ la ko yen mu diis mais bu téeñ ba oyofee bu ñu la téeñalee day oyof finalement ñun xalaatatuñu la famille ñi mais peuple bi lañ doon xalaat niñ doon indigné woo ñii di woote Amérique France partout fu nekk di def seen mën-mën seen moyen seen capacité rien que pour xeex injustice boobu noonu kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay le pôle d'avocats qui s'est constitué 11 avocats se sont constitués dans le dossier parce que benn instant di nga xam ne lii injustice la donc ñooñu aussi tamit kenn mënu leen a fay parce que tout simplement di rappeler que ni infraction yi bëri na loolu xëy na dama koy bàyyi wàllu avocat parce que mënoo dugg ci biir kër au-delà de 21 heures te article 51 du code des procédures pénales am lu mu ci prévoir ni la carrément sauf demande faite par l'intérieur de la maison à l'intérieur de la maison ou exception prévue par la loi les perquisitions ou les visites domiciliaires ne peuvent opérer qu'avant 21 heures et après 5 heures du matin muy benn même bu ñu nekkee en état d'urgence ou bien période de couvre-feu nga xam ne xoolal autorité administrative mën na jël ay décisions mais gisuma fenn foo xam ne nee nañ opérer en civil. même en civil il faut montrer ta carte. non mi ngi ko mais même en état d'urgence couvre-feu mais nit ki mais ne serait-ce que sax pour bañ malfrats yi immiscer dans le jeu du couvre-feu pour dissuader effectivement ak aussi tamit des malfaiteurs jéem cee profiter. ci moment boobu noonu pour def aussi tamit leur charbonneau ne serait-ce que pour identifier noonu yow en uniforme la ñu wax en uniforme y a aucun yoo xam ni sol ñu tenue jour boobu noonu te aussi tamit il semblerait que ni ña fa opéré ñëpp ce ne sont pas des policiers loolu aussi tamit lu jar a leeral la ña ñëwoon ci kër ga opéré fa il semble que ni li ñu wax que ni carrément def nañ vérifier nañ ba xam ni ce ne sont pas tous des policiers
lan moo nekkoon seen objectif kon. mais noo xam parce que même am nañ sax ñenn ñu naan ñii est-ce que amuñu règlement de compte avec la police parce que violence extrême boobu noonu abus boobu noonu yooyu noonu yëpp est-ce que amul règlement de compte avec la police. kër goo xam ni wala cour boo xam ni lépp luy problème wala jafe-jafe wala lycée dans le quartier dañ ko fay lijjantee mosoo dégg kuñ la convoqué nañ ko police wala kuñ la topp nañ ko ci yoon ci dans la famille doo ko gis ci mag ba ci gone mus sa am au contraire bu jafe-jafe amee dañ leen di woo pour ñu lijjanti ko fa parce que quand même góor gi kilifa la parce que imam quand même c'est un mais imam sax bu génnee ni leen maa ngi leen di déglu lan la mais imam c'est pas n'importe qui. war nga ko jox wàccuwaay. mais c'est un vecteur de communication c'est un vecteur de stabilisation de la société. da nga ko war a jox wàccuwaayam ñoom bu ñu xamul wàccuwaayam ñun xam nañ wàccuwaayam donc mais kooku beneen bi muy kilifa di kilifa ci tariixa bi di taalibe di muxaddam da baax gone yu bëri jeunes yu bëri di mu nàmpatal leen tariixa Cheikh Ahmed Tidiane jox leen wérdi ñu koy wérdi éduquer des milliers et des milliers de personnes je pense que ni la mu subir moom personnellement moom moo xam la mu subir te ñoom ak moom la loolu du ma ci prononcer digganteem ak ñoom la mais ñun au niveau de la famille donc dinañ concerté wu donc pour xool la suite du dossier waaw donc di remercier toute la population la presse remercier aussi tamit organisation société civile yi ci jàpp yëpp mënoo leen a lim. les avocats mënoo leen a lim. ay particuliers yi nga xam ni xamuñu la dañuy fexe bi ut sa numéro woo la témoigner seen compensation ci mbir mi mënoo leen a lim. donc parce que tout simplement quand même justice dañ jàpp ne am na ci réew mi te aussi tamit bien vrai que ne la police expose toujours loin de jeter le pauvre et le discrédit sur la police. parce que dañuy exposer seen vie pour nous protéger mais dañu xam ne aussi le monde a changé autant que da ngay protéger citoyen mais citoyen tamit dafa am ay àq ak ay yelleef bu ñuy taxaw di joxe image police à l'international ñu leen fay tax a raaye bu nekk ne serait-ce que pour ñoom pour laver aussi tamit benn image xarkanu police bi jar na aussi tamit mbir mi du ñu xaar sax la famille topp ci ñoom ñu topp ko ne serait-ce que pour laver pour image police parce que mënoo am raaye bu nekk xarkan bu nekk bitim réew donc mbir mi yegg fépp ci biir àdduna bi. mais aussi tamit te du am benn suite donc ñu lançons un appel vraiment à la population mais à l'État du Sénégal pour que yii nii ñu taxaw ci parce que tout simplement sinon nous tous nous sommes en danger nous tous nous sommes exposés on peut se préparer à 19h 20h pour la prière et se retrouver le lendemain en prison donc c'est pourquoi lii nii au moins pour donner un grain d'espoir à la population à la jeunesse pour ñu gëmaat seen police gëmaat seen justice gëmaat seen état pour ñu tirer ça au clair pour que aussi tamit lu ci war a am aussi tamit ñu def ko ci. donc loolu laa amoon kàddu gu mujj donc di leen remercier encore une fois. jërëjëf Mohamed di la masawu. di masawu sa njaboot yëpp. ndaxte li nga nettali fii daanaka ku ko dégg sa yaram war na daw parce que c'est vrai que il nous faut respecter la police parce que li ñuy def pour aar askan wi la mais tamit nit dafa am àq ak yelleef doomu aadama dafa am. dañ ko xam bu baax a baax te li mu wax tamit lu mujj lu am solo la day baax sax ci deru police comme li mu junj léegi ne am na ñeneen ñu ci rax deru police ñoom ñu setal mbir mi leeral ko di leen sant di leen gërëm leen di daje ci beneen gan seen émission autour du micro incha allah jërë ngeen jëf.